damay jaale doomu Mbour yëpp ak doomu Sénégal yëpp particulièrement Mbour parce que comme ni nga ko waxee dëkk géej la dëkk pêche la moo li sax ñu ngi ciy affecté wu ba di si dem donc ñu ngi leen di jaale yéen ñëpp ak fu ngeen mënti nekk xam ni Covid bee tax kenn mënatul dem fenn kenn mënul def leen fu ñu dem rek peut-être mbooloo mën nañu fa topp ba mu nekk loo xam ne peut-être mais ñu ngi leen di jaale bu baax di waxaat que ni il faut ñu xool tamit benn affaire mooy problématique li tax booy di dem parce que toog nañ 2 ans amul fléau boobu amul léegi lan moo tax booy di dem bon corona daf ñu waroon corona ni tubaab bi ni ñu xalaatee woon mooy bu duggee Afrique daf ñuy rey comme des mouches wala affaire yooyu peut-être yàlla def si xéewal ñaanu kilifa yi affaire bi sedd Afrique ñeneen ñaa ngi reconfiné wu mais ñun suñu affaire yi ñu ngi bees pourquoi léegi corona reyuñu foofu war ñu rey ci géej gi c'est ça la question reyuñu ci biir feebar bi ñuy soj di sëqat di dee mais tey mu war ñu rey xale yi di dugg si géej gi di dee ñeneen am ay problèmes yoo xamante ni dee sax leen ko gënal jeunes yi dafa am fu ñu toll bay dugg si géej gi il faut qu'on le dise nit ñi dañoo am fu ñu toll léegi nit ñi fi ñu toll noonu li leen fa tollal dafa am conséquence su tëj leen bu ngeen def lii bu leen def nii conséquences yooyu mooy répercuté wu si jeunes yi parce que tey dama lay wax benn affaire gis nga Balla Gaye bu doon bëri am na benn booy boo xam ne mu ngi dugg ci géej gi booy bi ci ginnaaw la doon topp rek bu Balla Gaye bàkkoo ñaari tànk mu topp si après Balla Gaye jox ko benn 20 000 wala 25 000 booy bi jox yaayam 15 000 jox ki jox xam 5 000 kooku amatul loolu man su ma daan concert am na ko xam ne moo doon jàpp bagage yi ne rek pour tëj pëjom bi kooku dañoo tëj foofu kooku booy boobu léegi fi mu toll nii gisatul 15 000 yi ñu doon am foofu day dugg booy bu ñu daan def nawetaan am na ko xam ne asiko rek la doon téye di tëgg kooku instant bi defuñu nawetaan asiko boobu mu doon tëgg da koo weer mayetul 15 000 gis nga étudiant boobu ak keneen dafa bëri lu ñu ne trap tëj loolu di répercuté si yeneen nit yoo xamante ni nit ñi xalaatuñ leen wala calculer wuñ leen il faut qu'on les calcule ñooñu dañu bokk ci société bi dañu bokk si dëkk bi dinaa la wax leen ne corona bi dafa dem ba laal ay secteurs yoo xamante ni il faut nag ñu wax ak corona bi na ko koro dañuy rey ci koro mais doo ñu rey ci géej gi quand même doo ñu rey ci yeneen phase doo ñu rey ci yeneen instant dafa bëri lu muy def te il faut que ñi nga xamante ni ñoo nekk ci nguur gi ñoo nekk feneen ñu xam ko te double jeu yooyu ñu joué nañ ko teg ci suuf ñu joué benn jeu boo xamante ni ñun ñëpp dañ ciy bokk yama parce que benn instant gis naa ñu def lu nice mooy comment vivre avec le corona mais comment vivre avec le corona boobu da nga ciy dem ba jeex bul dagg sujet bi nag dañ ko dagg ni fii lay yem fii lañ koy jox ñii duñ am déedéet nañ may ñi ñuy may ñëpp parce que buñ mayee ñëpp nekk ci jàmm so boobu mooy première bi may njëkk a laal deuxième bi may njëkk a laal mooy booy yi tamit di dem ci géej gi nañu daal parce que yàlla aussi wax na ni il faut nga gëm yàlla il faut nga dal il faut nga tey parce que wërsëg tamit nekkul ni da nga koy foqati rek da ngay dox rek nga jël ko gis nga boo ko jéemee foqati mu fàqal la da lay yàqal soo ñun ñi am na fu ñu tolloon mais dañ ko gëm rek yàlla may ba as tuut ñuy am lu ñuy suturlu am na seen papa fu mu tolloon dafa def ndànk rek ba yàlla may ko kon képp kuy jeune aussi da nga xam ne li nekk ci géej gi bokkul ak li ngay wax nii rek di ko wax nii géej gi dafa metti man mii taaw ma nekkee xale samay tante ak samay bàjjan ci géej gi lañ ne su ma musaana foo naan damay ànd ak ñoom nappire damay neer ba bëgg a dee sow nañu daal parce que loolu mooy jàmm ñëpp mooy jàmm réew mi foofu laa ci yam di wax que ni aussi maa ngi jaale waa Mbour yëpp di leen wax massa bu baax a baax parce que ñoom la gën a affecté yàlla def jàmm Sénégal ñi ñu jiite tamit yërëm xale yi parce que Touba doon na ko wax nañu yërëm xale yi nañu respecté mag ñi xale yi nag boo leen jiite da nga leen di yërëm nga leen di bàyyi xel si lépp looy def jaajëf. waaw je crois que Ara wax na lépp damay dellu rek fi mu jeexalee ma waxaat si mooy jaale tous les Mbourois yi nga xamante ni seeni doom ñàkk nañ ko metti na parce que nga am yaakaar ci sa doom amaana sax bi muy dem tàgguwu la wala yow mi di yaayam nga risqué sax jaay sa or jox ko ne ko demal rien que ni pour mu dem rek pour mu wuti teraanga boo xamante ni su ñëwaatee dina la teral aussi di jaale tous les Sénégalais ñi nga xamante ni ñàkk nañ ci seeni doom ñi seeni nijaay et tout muy seeni parents ma leen di wax ni leen àdduna nag bon gëm-gëm la en fait
yàlla daf ñu may chance bu mu mayul kenn ci àdduna bi ba mu daj dëkk boo mën a dem mooy Sénégal dafa am benn population boo xamante ni li ci ëpp ay jeunes lañ ay ndawum réew ñu war a liggéey réew mi pour mu avancer te ne nañ dëkk da mënul avancer lu dul tënkuñ ko lu dul ci 4 philosophies confucéennes yii di discipline rigueur dynamisme ak patriotisme nga bëgg sa réew ba pare nekk ko dynamique am rigueur ba pare boole ko discipline loolu moom mooy avancer loo dëkk boo seetloo en 1960 Chine ak Sénégal ñoo tolloo woon même taux de pauvreté mais dañoo wax 1960 lañ wax Avomark près ñu ne waaw parte boobu ba tey ñun ñoo ngi taxaw di xaar Chine dem ba jël première te Chine dëkk la ay doomu aadama lañ loo xamante ni yàlla moo leen def ñu nekk nit ñun ñu nekk nit différencier ñu ci melo ñuy xees ñun ñu ñuul waaye dafa def ci ñoom benn gëm-gëm benn ngor benn bëgg seen réew beneen intérêt réew jaralu leen ñoom seen intérêt moom moo leen jaral pour seen dëkk développé moo waral ñuy dugg sax ci dëkk jàmbur yi pour di sàkku di yóbbu ci seen dëkk léegi nag man samay wax xam naa ni peut-être noonu la mel en fait mais du manque de respect du dara noonu la mel de nature mais dafa nekk lu ñu ne kulul xaq wala kaana mu ran même bu fekkee dañ lay rey waxal rek dëgg bi may wax mooy booy dañu xaddi moo leen tax a def maay jéglu xaddi moo leen tax a def li nga xamante ni moom la ñuy def ni di jël yoonu géej parce que dañoo xamatul rek fu ñu jëm ils ne savent plus là où aller je fais appel à l'État encore une fois surtout au ministre de la jeunesse en même temps aussi le président de la République bi nga xamante ni moom mooy chef moo ñu chefé ñun ñëpp que ni dëkk bi war na mën a dem quoi ndax yàlla may nañu lépp pour mu dem teg nañ ko nañu moo ngi nii li ci des moom mooy ñu jëf ko donc affaire bi warul demee côté y a toute une jeunesse qui en a besoin te booy yi bañuñu hustling ki am fit dugg ci géej kooku boo ko ne woon tool a ngi boo ko ne woon business baa ngi nii mu hustling ñàkkante pour génn ci donc kon côté boobu rek laa leen ciy woo nañu xoolaat stratégie yi rawatina Mbour station balnéaire la Mbour boo ko xoolee tourisme 3e ville la buy dugal ci économie contribuer seetlul li ma lay wax ñaata artistes yu ñetti artistes yu mag laa xam ne dëkk yi duñ ko weesu bu ñuy tëgg concert Youssou Ndour Wally Seck Akhlou Brick dëkk yi nga xamante ni chaque année moom bu yeneen dëkk yi bañee am concert ñii dañuy am Youssou Ndour Wally ak Akhlou Brick Dakar Mbour la ñuy tëgg concert ak Dakar Stade Caroline Faye donc kon xam nañ système économique bi foofu nan lay contribuer en fait kon jeunesse bi war nañ leen war a mën a jàppale créer leen industrie bu ñu war a mën a businessé bu ñu war a mën a contribuer ci dëkk bi pour mën a liggéey donc man foofu laa leen di waxee parce que suñu nee état savoir faire la quoi te savoir faire boobu noonu am ci yow confiance moo tax ñëpp ñëw fal la voter la teg la pour nga dem pour avancer donc kon gestu leen loolu ñi nga xamante ni ñu ngi dee soit président nañ ko wan réalité bi beneen monde Sénégal bi beneen côté bi comme ça moom mu mën a gestu ñooñu pour mën leen jàppale pour Sénégal gi mën a avancer quoi man ci côté boobu laay accentuer wu di ci mettre le doigt pour xam ni mën na nekk amul suñu Sénégal yi mën na rencontrer li ñu naan un wagon de développement vite fait te mën na nekk parce que lépp a ngi ci ressources yëpp a ngi fii nii et aussi di wax booy yi rek encore une fois que ni nee nañ fatkul akbar moxtul akbar wërsëg bu matee dee bu mat bi day ñëw mënoo dund ba dee te sa wërsëg doo ko jot kon bu leen yàqamti seen wërsëg mooy jaar leen fu ne ba mu des ngeen xaru parce que su boobaa ñaari naqar lay doon di nga am naqaru àdduna ndax dund nga safara ndax neexu benn te bés boo demee it li nga def si suicide lay tudd quoi da nga xaru en fait da nga dem tayle sa life te soo tayle sa life ñoo ngi ñaan yàlla nga fekk loo xamante ni bonheur la au niveau de ci yàlla quoi donc aussi ñaanuñu kenn pour que muy dem di xët pour war a dem nous savons que métti na mais liñ leen di wax rek mooy que ngeen muñ quoi parce que yàlla dañ ko laaj ñan ñooy groupam ñan lay faral di àndal mu ne man aji muñkat yi lay àndal donc comme que aji muñkat yi la képp ku xàddi ci muñkat yooyu bokkatoo ci groupe yàlla bi donc aussi maa ngi leen ci woo di leen wax ni leen bu ngeen bëggee bokk ci groupe yàlla bi day metti te il faut que ngeen muñ ndax yàlla moo ko nammee noonu c'est ça merci